waaye ñi fi nekk ñëpp xàmmee nañ ñoo ak ñoom depuis 2017 wala lu ko gën a sori sax di nuyu askanu Sénégal ñëpp ñi ñuy déglu ci direct bi moo xam ci internet wala ci rajo wala ci télé ñi ñuy déglu it ñi ñuy déglu ëllëg wala guddi parce que seen liggéey may leen ñu déglu ko léegi ñi ngi nuyu ñëpp di leen gërëm di leen jaajëfal di leen siyaare ci bésu àjjuma bi ñoo woote woon waxtaan bu gàtt gi du doon lu gudd jagleel ko benn poñ bu am solo fii réew mi toll muy li ci ëpp jëm ci wàllu kaaraange réew mi kaaraange doomi réew mi muy loo xam ne mi ngi waaj a jéggi dayoo ñu ne nag jot na kenn ku ne jël ci responsabilité bi fi xew-xewu weeru mars amee bi mu jeexee sénégalais yu bari wala ma wax sax sénégalais yépp nag ak li ñuy tuddee communauté internationale muy waa bitim réew yépp dañ doon laaj benn laaj bu am solo mooy ndax kii di président Macky Sall dina jàngat yi mu war a def ci mbir mi waaye ndax dina ci jóge mu am lu mu soppi ciw doxalinam loolu laaj boobu dafa nekkoon ci làmmiñu ñépp ndax dafa am lu mu doxalee woon juróom ñeenti at yu jiitu ñépp xamee woon ko ci nappaate ci dóoraate ci tëjaate kaso ci saagawaate ndax nag damay wax ni dañuy wax ni naar bu ndaw lu mu dégg rek lu mu wax rek daf ko dégg fenn ñii mu àndal ñépp ñuy wër télévision ak rajo yi di saaga nit ñi di wax lu bon ci nit ñi dama bëgg ñu xam ni Sénégal yépp xam ni moom moo leen ko yebal taxaw ci gannaaw nag làqatu bu ko defee suñu yaay yi ndeysaan soo waxee ñu ne man de li tax mu neex ma mooy dafa yaru waaye ku fi génn dem di saaga ay nit di xas ay nit ci jegeñaaleem loolu yàgg na fi jamono bi muy nekk ci biir PDS nekkoon ministre ak premier ministre daal fi créer ay journaux yoo xam ne loolu rek moo ne woon seen jubluwaay mooy saa suñu xëyee rek nañu saaga ki nga xam ne mooy adversaire politique am kon ñépp ne woon ban jàngat lay jàngat ci li fi xew ndax dina fi jóge delloo siwaat xelam xam ni réew mi moomu ko léeg-léeg sax dañ naan dañ koo dénk rek dénkuñu ko réew mi dañ koo dénk lenn ci kilifteefu réew mi waaye réew mi kenn ku ne ci ñun daf ci am wàllam ci ndénkaane ndax kenn ku ne sa biir kër na nga ko war a yore dénkuñu ko Macky Sall yow lañ ko dénk moo tax xadis dafa ne kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te kenn ku nekk lay sa responsabilité ci càmm gi mooy li nekk sa loxo yow kay chef de famille ba la kay chef de quartier ba la kay chef de village ba la kiy maire ville ba la ba nu mu demee ci kaw ñépp ne woon am nañu yaakaar ni fii lay jóge defaraat toogaayam rafetal la ca des fii ak 2024 ñu organiser élection ci ni mu gën a rafetee mu dem yoonam ci ni mu gën a jekkee diggante sénégalais ak sénégalais tontu laaj boobu nag sénégalais bi léegi am nañ ko mooy Macky Sall jàngatul loolu ci xew-xew yi te tey la waalo gën a aay wala tey la Fuuta gën a aay laay wax loolu la ñépp gisandoo balaa may sori ci wax ji dama bëgg a delloo njukkal waa Fuuta samay maam waa Fuuta dama leen bëgg a delloo njukkal parce que lu am solo la juróom-ñetti at a ngi nii bëri nañu doon ngur-nguri ci suuf naan waa Fuuta dañuy def nett ku bandum
naan waa Fuuta vote ethnique la ñuy def wala dañuy topp aveuglément dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy Macky Sall man de bokkoon naa ci ñoo xam ne loolu dama ko teggi woon parce que jàpp naa ni kenn ku ne di yëngatu ci politique fa nga bokk mën nga fa am tuuti vote affectif loolu fépp la ci àdduna boo demoon Allemagne noonu la boo demoon France noonu la boo demoon feneen ak feneen noonu la vote affectif boobu nag mën na bëri trop mën na yemamaay mën na néew waaye homme politique boo xam ne fa nga sosoo mënoo fa am dara bu yóbboo nga ba politique kon man ma jàppoon ni peut-être dañoo xawoon a exagérer loolu tey nag waa Fuuta googu lenn ci ñoom te ma gëm ni ñu ëpp ci ñoom la ndax bu demewut woon noonu duñu soxla yëpp ay kaar fii Ndakaaru di leen jox ku nekk 20 000 francs pour ñu dem di feesal ay accueil kon ma gëm ni li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fuuta lañ ko xamee woon Waalo xamee ko woon Siin xamee ko woon Bawol xamee ko woon Saalum xamee ko woon Casamance la ñu xamee woon Sénégal muy jom fulla fayda fit bëgg lu baax bañ tappale loola ma nga Fuuta tey te tey la fa gën a nekk waa Fuuta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers ñoom ñooy ay sëtu dëgg Thierno Souleymane Baal nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li andi la révolution au Fouta te it mooy koo xam ne ay jàngaleem bu ko Macky Sall appliqué woon lii ko dal du ko dal li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur maa ngi invité Sénégalais ñu liiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu war a yoree nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo kook yaag say mbokk jaay réew mi jaay doole ku wax nga dóor forcé ne maa fiy toog par force suñ ma tànneeg suñ ma tànn loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind na ko bu ko toppoon lii du ko fekk kon waa Fouta Tampi yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wane nañ ni ñoom ñooy dëgg setu El Hadj Omar Foutiyou Tall wan nañ dëgg ni ñoom ñooy sëtu Almaami Abdel Kader Kane wane nañ ko kon ñun ñëpp di sénégalais waruñu seetaan ñooña ñëpp gis nañ li leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale tey bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yëpp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñ ma gisee ak Masamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moo ma ngemb te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom amuñu ci kersa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xam waa Fouta Tampi musuma dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire citoyenne républicaine boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax damay laaj dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy Sénégal Tampi du Fouta Tampi li xew Fouta moo xew Sénégal oriental moo xew Casamance moo xew Sine moo xew Saloum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru Njaay gii na ñëpp jëlandoo Sénégal Tampi buñ ko essayé soppi sax naan dañuy def beneen langue Tampi bi la ñuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance Tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental Tampi soo ñëwee Ndakaaru muy Ndakaaru Tampi loolu mooy concept bu am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a Tampi ci réew mi
université yi tampi Saloum tampi Bawol tampi Sénégal oriental tampi diaspora sax tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ne lii ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fi ne kenn du ko wax ku wax mu xoggale ku funki di jaay maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclater loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporter it président Bougane Gueye Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga borom yar mu yor ab yatam ku ku sëqat mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man kële lay dóor bu yóbboo nga xam ni su paree ci kooku ci yow la ñëw waratuñoo nangu kenn ci Sénégal ñu jaay ko doole xoqatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activité am ak suñu alalu réew waaye keneen amul sañ-sañu def activité am fii ci réew mi loolu daf jeex na ci Sénégal li xew Fuuta nag ñun ñëpp a ko gisandoo defe naa su dee am na projection sax bu ñu mën a def li xew Fuuta ñun ñëpp a ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci Sénégal waaye 21e siècle bii ku foog ni mën ngaa fexe ba verrouiller information parce que am na peut-être ay moyens yoo xam ne mën nga koo tëjee fenn gis nga tey réseaux sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da ko am lu xew Fuuta benn amateur yor téléphone am filmer ko dugal ci Facebook balaa ñu naan 2 heures de temps 2 millions de vues mun na cee am tey kenn mënul verrouiller information boo maîtriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey du ñu exister may woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yëpp waaye li am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar ba léeg-léeg su nit waxee sax ñu woo ak article 80 institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privé loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daal di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'État du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la république état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la république en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa milice privée di attaquer ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa oto di jubilé loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet ah man de mosuma koo gis peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yooxu dëkk bi yëpp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi andi ay forces occultes mooy ay samba booy yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ne li ngeen di wax ni waxu ko daanu ci saret la ñépp xam nañ ni yéen yéen a def mbir mi waaye teguñu ci ñetti weer mu firndéw
tey moom mi jiite mbir mi moo dem ut ay samba booyam ay force occultam di leen yónni ñuy dal ci kaw Sénégalais yi loolu premier jàngat bi la. il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste mooy Macky Sall président de la République ab terrorisme nag bu yor les moyens de l'État kooku musiba la loolu dañu bëgg mu leer adduna bi yépp nag wër na fa ne ñun ñooy terroristes yi dem na ba daal di def dénonciation États-Unis nga xam ne ñoom dañoo sensible trop ci lépp lu jëm ci waxu terrorisme foog ni fi ñu jaaroon ak Assane Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara ba ñu demee ci procès bi Ousmane Sonko lañ fa yóbbu dossier yépp laaj leen journaliste Pape Alé Niang mi newoon ci procès ba ñooñu ne leen kii du terroriste te duñ ko delloo loolu nag ñaari camp bu ñuy jaamarloo nga ne nga jiiñ ko ci lenn ñu ne la kooku du loola lañ la bëgg a delloo mooy yow moomu yaay terroriste bi fu ne wër nañ fi ci àdduna gis nga lii ay fax la ñu envoyé seen ambassade yépp boole kook seen mémorandum ne leen su ngeen demee wax leen nit ñi ne Ousmane Sonko mooy danger Sénégal moo bëgg a taal réew mi ku bañ Sénégal la ku bañ àdduna la terroriste la mi ngi nii ambassadeur ay ambassade la jóge ñoo ma ko jox waaye lii firndeel na ni archive yëpp a ngi fi te dinañ ko jaarale fi mu war a jaar ba mu egg fi mu war a egg qu'il n'y a qu'un seul apprenti terroriste parce que su ma nee apprenti li ma ci bëgg a leeral mooy mënul terroriser les Sénégalais loolu tam dafa war a leer su dee loolu la def ci boppam bu yóbboo mu teggi ko bu yàgg parce que dafa xamul jaar-jaaru réew mi dafa xamul lan mooy peuple sénégalais bu ko xamoon dina xam ne mënul terroriser Sénégalais yi kon loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy ñu interpeller suñu force de défense et de sécurité yi lii am nii dafa wane lu am solo mooy il y a un malaise très profond problème bu rëy am na ci tey suñu force de défense et sécurité yi rawatina nag diggante gendarmerie ak police bu ngeen defoon seen enquête dëgg benn question bu ngeen war a laaj seen bopp mooy le général Jean-Baptiste Tine dafa démissionné moom moo demandé ñu teggi ndombo tànkam wala est-ce que dañ ko changé ci koo xam ne ñaari weer moo ko dese woon pour mu dem à la retraite dafa am ñoo xam ne gor lañu dafa am loo xam ne mënuñu koo nangu ba ki fi jiite woon police bi ndax ci événement mars yi dafa am yu ñu leen santoon yu bëggoon ci ñoom pour ñu dal ci kaw askan wi pour ñu tiire ci kaw nit ñi ñu lànk ne duñ ko def tey nag soppi nañ leen andi ñoo xam ne ku ci liiroon livre colonel Abdoul Aziz Ndaw di nga xam ne tey Sénégal yëpp ñu ngi ci xottu gerte seen bakkan a ngi ci xottu gerte maa ngi recommandé ñëpp ñu dem liir téere boobu dinañ xam li ma wax te kenn weddeegu ko parce que Macky Sall ci stratégie am mooy na am ñoo xam ne bu leen ne woon tiire leen ci ñu tiire ci ful bi ci stratégie am mooy na fexe ba def ay recrutement massif jël ay nerviers yoo xam ne moo leen dugal ci biir police ak gendarmerie ñooñu doon ay criminels en puissance pour li nga xam ne les vrais policiers et les vrais gendarmes nga xam ne c'est des républicains duñ ko def ñooñu suñ ñëwee def ko sous couvert du monopole légitime de la violence dans une république loolu mooy stratégie Macky Sall te su ko mënul am ci ay nit ñoo xam ne seen honneur ak li ñu gëmee patrie bi comme seen devise ni mu ko waxee du leen ko may da leen fiy jële daal di ut ñeneen ñu mu fi teg ñoo xam ne lu mu leen ne def leen ko ñu def ko ma teel a wax nag sénégalais yëpp dégg ñun duñu waxantu loolu de sénégalais xam nañ ko ci ñun tey loolu mooy stratégie Macky Sall kon ana suñu force de défense et de sécurité démb gis nañu ay vidéo yoo xam ne fële ci Ourossogui gi pratiquement nervi yi dañ doon xeex ak gendarme yi parce que ñooñu lañ leen sant mooy vous êtes là pour la sécurité du président vous n'êtes pas là pour dem di dóor ay nit yoo xam ne defuñu lu dul sol yére bu xonq ak wax ni président dëkk bi doxul ñu dem engagé ñoo xam ne loolu la ñu war a def à leur place le fait que le haut commandement de la gendarmerie ba démb nag
ba démb ñi ko incarné woon di doon ay républicain joxe ordre boo xam ne arrangé wul Macky Sall ci ni mu bëggee ñu terroriser sénégalais yi loolu dañ ciy féliciter la gendarmerie dañ ko ciy féliciter waaye nag moo wax ni li ñuy xaar ci gendarmerie ëpp na loolu la ñuy xaar ci police ëpp na loolu liy responsabilité police ak gendarmerie mooy Samba Boy fu mu munti feeñe même su dee Macky Sall la àndal dañ ko war a jàpp désarmer ko présenter ko à la justice c'est ça qu'on attend de notre gendarmerie looloo tax ñu leen di fay suñu salaire Macky Sall fayu leen ñun ñoo leen di fay suñu lempo moo leen di fay te nag dañoo prêter serment ni dañuy servir le peuple sénégalais que amul benn sénégalais bu ëpp droit ci kaaraange beneen sénégalais Macky Sall ëppul droit kaaraange xale bii nekk ci mbedd mi di yelwaan ñoom ñëpp dañu am droit à une sécurité complète te dans une république nag sécurité kenn du ko sous-traité loolu moo andi guerre civile ci réew yëpp sécurité dañu ne il faut ñu organiser ko jël ñoo xam ne dañ leen di former d'abord pour loolu ba pare jox leen teg leen ci ay chartes yoo xam ne ci nii la ñuy jàppee nit ci nii la ñuy yóbboo nit alkaati dëgg gendarme wala policier dëgg du song ay nit di jël ay bant di dóor su dee nit def na infraction dañ koy jàpp attesté ko yóbbu ko garde à vue présenté ko à un procureur ñu xam ni ñuy def donc loolu muy interpellation boo xam ne ñu ngi koy def à nos forces de sécurité et de défense vous êtes des citoyens comme tout le monde jugewu leen ci asamaan si daanu kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci frère wala sœur wala oncle wala cousin boo xam ne tey mi ngi sol tenue Sénégal nag ñoo ko bokk nañu rafetal mbir mi su ngeen deful loolu réew mi fu mu jëm du baax loolu nag buñ ko waxee waxuñu ko ci cadre ni dañuy critiquer pour critiquer ñëpp xam nañu professionnalisme suñu force de défense et de sécurité yi àdduna bi yëpp dañ leen fay woo ñu dem di def liggéey bu mucc ayib ñëpp kontaan ci waaye suñ ñëwee ba seen propre réew ñu def leen ay ndongo yoo xam ne dañuy jël ñu amul benn formation teg leen seen gannaaw loolu musiba ngi am waruñu koo nangu nañu sauver le pays pendant qu'il est temps mu wax tam ni lii lépp nag Macky Sall dafa am lu mu ci jublu mooy li tubaab di wax la stratégie du chaos Macky Sall xam na ni mënatul yor réew mi lem fi jot a nekk it defu fi lu tax sénégalais yi war a ne Macky Sall am na bilan waaye Macky Sall amul élégance su Abdou Diouf Macky Sall amul hauteur intellectuelle u Ablaye Wade sénégalais dama bëgg loolu ñu xam ko na ñëpp yeewu nag bu ñu yaakaaree ni ñu jaaroon ak Wade ak ni ñu jaar ak Diouf la ñuy jaaree ak Macky ndax nañ seen bopp yàlla ak yàlla Macky Sall parewul pour dem ci ay élections yoo xam ne non seulement waru koo organiser waru cee bokk waaye ñu jaar ci élection bu jaar yoon le meilleur candidat gagné Sénégal continuer déedéet te it pouvoir à vie la gëm moom donc sénégalais nañu xam ni nañu war a def ba jëlee fi Macky Sall bokkul ak nañu def ba jëlee fi Wade wala Diouf de ku ko teg sa bopp rek da nga nax sa bopp su dee nag loolu la bëgg na xam ni Sénégal kenn donn ko ci way juróom bu dee dëkk ba nga dëkk nga donnul ba su la nit ñi meree taal sa kër boo yaakaar ni Sénégal 197 kilomètres carrés 197 000 kilomètres carrés yow donn nga ko ba yow yaa war a toog dëju ne mel ni statut ne maa fiy toog ad vitam aeternam ndax nga sa bopp loolu mënul am kon stratégie de chaos boobu nga xam ne ci la nekk lu mu ci jublu mooy su ma mënatul lekk ci cere gi naa fexe ba xajabal ndam gi naa fexe ba bool bi naa ko xajamal bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk waaye li mu ci jublu mooy su stratégie chaos amee rek mu justifier li tubaab di wax recours au pouvoir exceptionnel ne réew mi ngi en danger ay forces occultes am na ay terroristes jóge nañ fële ay milices jóge nañ fële kon man j'invoque la constitution état d'urgence couvre-feu
je prends tous les pouvoirs assemblée nationale sax amatul ci réew mi ku yëngatu nga dóor ku yëngatu nga tëj loolu la jublu ci mbir mi loolu nag dañ ko tul nangul duñ ko nangul de parce que ñëpp gis nañ li xew mais tekkiwul it ni nit ñi dañuy banque seen yoxo di ko seetaan muy def lu ko neex moo tax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les Sénégalais ñoom ñi di def li ñuy def nii quelques dizaines lañu bu leen foog ni ay nit yu bari lañu ñun ñuy ay milliers voire des millions na ñëpp organiser wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci télé yi di saaga di xaste ça passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañu ma ku ma ne ay day yee fitna wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposte sénégalais xamul ku riposte de xamul ku dóor day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi ne tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon riposte ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew ni yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre loolu mooy Sénégal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye du ma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ma ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu du ma ko digal kenn les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matinée rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song na ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor na ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee na ngeen ko defee noona parce que loolu rek mooy solution bi amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars wane na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbatu ji waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mun a jaare pour terroriser les Sénégalais nax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organiser wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ñag ci réew mi la ñu dëkk te je l'assume devant tout le peuple sénégalais ma wax sénégalais yi nag ni ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu méttee métti su ma sañoon en tant que sénégalais su ma sañoon ak cofeel gi ma am ci réew mi moo wax leen luy daal seen xel ne leen mbir mi dina baax mbir mi dina dox waaye malheureusement demewut noonu waa ji ñaari at yi di ñëw yépp politique la koy def talatul luy gérer réew mi talatu ko da koo mënul sax ndax amul capacité yi amul compétence bi amul gis-gis bi waaye comme jàpp na ni dafa war a toogaat ci réew mi ala kulli xaal na ñëpp xam ni ñaari at yi di ñëw politique lay xëye moom lay gonto moom lay fanaane su ma nee politique nag mooy yii muy wër di wax yoo xam ne dara amu ci lim fi diggee woon anamu lan la fi def su doon def na loola du dem tey Fuuta fi mu ne woon titre foncier am la mu demee nii te feneen fu mu dem ci Sénégal noonu lay demee bu doon bi muy wër Sénégal yépp di def doxantoom yooyu yàq suñu xaalis suñu carburant naan day def conseil des ministres décentralisé milliards yi mu annoncé woon yépp bu doon def na ko ci gox yooyu tey du dem ci biir réew mi ñu koy yuuxu lajj na ba fu lajj na yem koo xam ne nag juróom-ñetti at nga tële ku yaakaar ni ci ñaari at yi di ñëw mën na fi def lu tax ñu ne gongo da ngay nax sa bopp waaye comme moom ni mu tëlee ci nu ñuy defaree réew noonu la
noonu la taqee ci lépp lu jëm ci politique nañu xam ni ñaari at yi di ñëw sénégalais bu jàpp ni dina yomb d'abord du yomb ci contexte politique bi parce que bu doon am na ay régulateurs yoo xam ne jox na leen cër rus na leen suñu waxee mu déglu leen kon mbir mi dina yomb mais loolu amul ci réew mi lii yëpp ñun ñu bëri dañuy interpeller nañu yéen a def erreur parce que bañ ko jekkoo ci mars nga xam ne bu ngeen bàyyi woon gone yi heure bi nekkatul président waroo leen woote ne teggi leen seen tànk ma tontu leen ne leen erreur amu ci réew boo ci nekkee séq kook ay pàcc bu nekk di ay kilifa ku nekk da nga koy jox cër te loolu taxoon ñu def li ñu def te rëccuwuñ ci dara waaye bu ñu doxee ba gis ni nag mbir mi benn boor la féete ñii mun nañu joxe cër ne d'accord nañu ñële ne ñun fu ñu jóg yëkkati suñu yat dóore yaram benn la kon am nañu suñu fulla gu mat sëkk ba jël suñu matuwaay ba ku ñu dóor ñu fajante kook yow kon may wax sénégalais yi ni kenn ku ne boo wéeteeg sa bopp laajal sa bopp lu simple ndax réew mi soppiku na ndax sa dund soppiku na tey la dund gi gën a cher lan la gaz di jar lan la ceeb di jar lan la courant di jar lan la ndox di jar lan la pomme de terre di jar lan la soble di jar tey la Sénégal gën a métti njàng mi est-ce que dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université tampi njàng mi ci suuf est-ce que dox na paj mi est-ce que dox na mbay mi est-ce que dox na Sénégal foo laal tey la gën a métti nga boole kook nag bëgg a jiital coxor ak xeeb nit ñi ak foog ni yaa moom réew mi ku yëngatu nga dóor loolu li tubaab naan cocktail la boo xam ne daje na boo xam ne man de awma yaakaar ci fa ñu jëm na Sénégalais bu nekk nag jël matuwaayam man maa ko wax ndax réew mi ñoo ko bokk suñu toogee nag di sàggan di seetaan ba lii nga xam ne moom mu ngi koy rumbanaat mu am fi kenn ku ne dina nga toog wéet sa ruq di jooy te doo gis ku lay saafaral sa problème sa jàngoro kon tey la ñu mën a jël suñu matuwaay parce que Sénégal nous sommes 16 millions de Sénégalais ñoom ñooñu di përti di def li ñuy def man gëm naa ni matuñu sax 500 000 Sénégalais kon nañu jël suñu matuwaay lii ma wax nag ci jafe-jafe dund gi moo tax fi may daanelee di woo Sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le 23